salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu librairie islamique Ly et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isard angle Blaise Diagne en face service d'hygiène di yëngu ci njaayum téere diine demekk ni alquran fiqh hadis tawhid ci tënk lépp lu aju ci njaayum téere moo xam ci littérature arabu islamique am na fa ci làkkum tubaab moo xam français la wala arabe boo demee danga ko fa fekk librairie islamique Ly et Frères yemuñu rek ci njaayum téere am na ay produits yu am solo yu ñuy jaay lu demekk ni miel lem ñun ñëpp xam nañ ko lu demee ki ni xabatu sawda lu demee ki ni zamzam kurus kaala sijaada pour imaam yi lépp loo xamante ni mbokk yi yittewoo ngeen ko ci ay produits boo demee librairie islamique Ly et Frères danga ko fay fekk kon mbokk yi coono warum téere ci mim réew jeex na te produits yi ñu leen wax ci Ly et Frères doo leen ko fekk fenn fu dul fii ku leen bëgg contacter jëlal numéro bi 33 821 66 08 33 821 66 08 librairie islamique Ly et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isard angle Blaise Diagne en face service d'hygiène aouzu billahi min ashaytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama wa barak ala habibina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muallimi shabab wa murshidihim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen dalal jàmm fii ci seen plateau jeunesse et religion di nuyu suñu kilifa diine yëpp tàmbalee ko ci fële ci Touba sëñ Muntaxa Bachir ak fële ci nga xamante ni moom mooy Tiwaawan sëñ Mbay Si Mansour sëñ Babacar Si Mansour ak mbooleem ñi nga xam ne rek ay kër lañ ci këru diine yi fii ci réew mi tey nag ñu am mbégte ak contentement dalal fii ci suñu plateau benn jeune ci jeunes yi nga xam ne réew mi dafa am ci ñoom yaakaar comme ni ngeen ko xamee saa su nekk rek ñoom lañ fiy dalal ay ndaw ñoo xam ne ku leen xool ci seen wàllu yar dinañ la inspiré waaye ku leen xool itam ci seen xam-xam dina tax nga daal di gën a dolli li nga xam ne moom mooy yitte te loolu nag yaakaar naa moom mooy but ak objectifu émission bi di jeunesse et religion suñu émission passée ñu dalaloon fii benn jeune aussi Pape Mor Lo ñu koy nuyu de passage doon waxtaanee benn thème faut-il réformer le discours religieux ñu defoon ci ay jàngat yu am solo di suivre actualité itam tey nag ñu am thème bu am solo muy li nga xam ne moom mooy les religieux wala ñu ne religieux et la cohésion sociale face au Covid-19 ku ne xam na ni tey Covid-19 ñu gën ko xam ci coronavirus daal dina lëmbee àdduna bi religieux yi nag am nañ ci taxawaay tey loolu la ñuy jàngat incha allah ànd ak ci sama invité Maodo ma lay dalal di la nuyu di la wax dalal jàmm ci plateau jeunesse et religion fii ci Leral TV. waaleykum salaam Oustaz Daouda ñu ngi lay fay bu baax a baax te di nuyu ñëpp di rafetlu invitation bi ndax émission bu am solo la jamono ji jeunesse bi da nga naan lu ci bari ci lu ñuy def dañuy entraîner seen muscle de distraction ak réseaux sociaux yi ak yenn affaires yoo xam ni jëmalewu leen kanam kon bu ñu gisee émission bu mel nii surtout tey ñu ciy waxtaane thème religieux ak cohésion sociale face au Covid du ñu def lu dul rafetlu te di la déglu. barakallah fiik jërëjëf Maodo mu mel ni rek tey bu ñuy jàngat thème bi dañuy wax religieux et cohésion sociale face au Covid-19 mais dafa am lu ci am solo ci biir thème bi muy baatu Covid-19 ñu gën ko miin ci coronavirus parce que am ñoo xamante ni corona bi sax la ñu gën a miin ñu war ko mën a jàngat am ñenn ci gëstukat yi ñii ni ndogalu sunu borom la ñenn ñi du ndogal ni mbugalub sunu borom la donte mbugal rëy na ñenn ñi ne natt bu fi yàlla wàcce la ñenn ñi ni loxoog doomu aadama maanaam loxoog tayeef boo xam ni ngir bëgg a noot ay moroomi doomu aadama mooy li ñuy wax la théorie du complot bi nga xam ne moom moo am ci àdduna bi ci grande puissance yi ñeneen ñi itam ni sàggante doomu aadama loolu naka lañ ko mën a jàngate ci jàngat ko jàngan boo xam ne ku koy déglu dina ci am foo xam ne dina ci mën a jàpp ci lu am solo. waaw Daouda pour répondre question boobu parce que
coronavirus wala Covid-19 nooy wuute ak lu ci mën a am mooy discours bu officiel bi mooy que ni dañ ni Chine la jóge ci dëkk bu ñu naan Wuhan Chine boobu mu jóge nag ñi nee nañu ci chauve-souris la jóge ba dugg ci doomu aadama bu mu fa duggee ba léegi daanaka léegi déclaré nañ ne pandémie la parce que réew mu nekk am nga ci as tuut lu mu dee te mi ngi rey ay doomu aadama. parce que pandémie mooy ni dépassé na épidémie. loo xamante ni c'est la moitié. pandémie parce que pan day nekk loo xam ne lu général la dem na ba wër. wallaahi ba jéggi dayoo. noonu la demee. moom Covid daanaka léegi réew yëpp la nekk. nu mu nekk ci réew yooyu léegi discours bu officiel boobu am na ñu ko contrer parce que am na yenn professeur ku si mel ne Jean-Jacques Crèvecoeur day wax ni surtout comme ni nga waxee discours complot day wax ni mbir mi dañ ko defar ci ay laboratoire dafa am ay laboratoire P4 yoo xam ni pays yu gën a riche ci àdduna bi ñoo ko am na si benn bu nekk Chine te précisément biir Wuhan la ne am ñu ni ñoo doon manipuler ay bactéries ba créer si tey lii di coronavirus lii di Covid-19 léegi nag discours boobu am na ñoo xam ne gëm nañ ko am na ñoo xam ne tamit parce que am na ay fichiers yi ñu génn sax ci biir Facebook internet bu mu yu wane ni lii nii création humaine la léegi yow en tant que jullit ban discours nga ci war man jàpp foofu la responsabilité yi commencé di situé wu parce que alxuraan nee na zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas nee na lépp lu fi am ci wàllu corruption wala lu yàq lu ci bare loxo doomu aadama génnu ci doomu aadama bu ci loxoom nekkee nag am na responsabilité wu xeex pour loolu dañ fi mais pour loolu il faut que nit ki am benn genre honnêteté ak benn humilité parce que bu xasee ba wàcc ci kaw doomu aadama muy buggal ak lu mu mën doon ñett yi yaakaar naa la ko doomu aadama mën jàppe bu nekkee jullit la bu ci jëkk mooy al azab te alquran ci Baqara nee na walaw yara allazina zalamu is yarawna al azab anna al quwwata lillahi jamia loolu mooy correction bi doomu aadama léeg-léeg dina xëy di def ay mbir l'homme exagère quelque part ma ngoog di exagérer tant que amul lu ko freiner rek day continuer effectivement moom ngay seetaan ci film yi ñu naan ay tueur en série dafa def benn mbir amul lu ko corriger mu continuer di rey rek maal nag noonu lay ñëwee lu bon loolu lay ñëwee ci kaw suuf nga def benn mbir amoo lenn lu la ci corriger nga continuer di defaat di def kon mën nañu jàpp ni benn bi si jëkk mooy nañu jàpp ni al azab la te am na si ñoo xam ne bu ñu amee benn humilité bi xam nañ ni dem nañu dans l'excès ci wàllu lu bon kon foofu la ñu waree xanaa kon day firndeel li sage bi al maktum waxoon ni nañu nangu ni dañu échec mu ne nga échec ba noppi nangu woon ni da nga échec foo tourner di layal sa échec te nangu woon ni da nga échec mu ne nañu delluwaat ci ki nga xamante ni moom moo yor mbir yi parce que ñun ñëpp mu ne ci la waxee woon ni diine dafa échec tarixa échec politique échec lépp dafa échec mu ne kon li nga dafay firndeel li nga wax foofu ni zaharal fasaadu li nga xamante ni tey jii nii doomu aadama loxoom da ci dugg ndax yàlla moo njëkk a wax laqad karamnaa bani aadam parce que bi ñu yàlla bindee daf ko booleeg ay mesures d'accompagnement wàccee ñu ci kaw suuf waaye wa hamalnaahum fil barri wal bahr jox nañu li baax ci géej jox nañu li baax ci jéeri donc tey bu ñu demee ba pourquoi tey jii yàlla wàccee ñu ak ay mesures d'accompagnement lépp yemb ñu jékki-jékki yàlla waxaat zaharal fasaadu fil barri wal bahr kon foofu mën nañu jàpp ni ndekete kon responsabilité humaine mu ngi ci biir. wallaahi loolu pour wax la ni la ndeysaan discours maam Cheikh ci wàll boobu daf ci leer parce que dafa mën gindi doomu aadama mais bu ñu génnee ci point boobu di al azab nañ dellu si waat ci ibtila nattu day am épreuve te épreuve tamit jullit dafa war am nu mu ko accepter wa idh ibtalaa Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun boo ko accepter rek da lay permettre nga jug maanaam yàlla moo la koy teg pour xëcc la xam nga discours simpliste mooy que ni boo defee lu baax am lu baax boo defee lu bon am lu bon léeg-léeg yàlla moo lay nattoo benn mbir pour xool foo ko toll kon am na si ñoo xam ne tey si tey ñi ngi dund lu mel ni épreuve boo xam ne daf leen di permettre ñu gën a jege. ok parce que épreuve boo gis bu ci nekk rek dafay permettre doomu aadama mu def mu s'autosaisir mais aussi
mu def aussi benn prise de conscience que ni ndekete moom il était dans l'exagération parce que tey actuellement fi ñu gis àdduna bi ni ñu yàlla bindee gis nañ actuellement la sexologie moderne gis nañ aussi l'injustice bi nga xam ne mi ngi am ci àdduna bi yëpp te tey jii nii yooyu noonu yëpp tey ñun yàlla mi ngi ñu woowoon tey ñu dund en communion ci société bi nga xam ne ci la ñu nekk ci biir foofu noonu kon léegi ginnaaw jàngat nañ def nañ diagnostic bi ci problématique bi yàlla mu ngi ci comme li nga wax ci sanction bi correction bi autant pour moi ak li nga xam ne moom nga wax ci nattu bi donc gis nañ ni ñaar yooyu rek mën na résumer li ñu bëgg a wax beneen bi mooy ni léegi religieux yi lan mooy war a nekk seen rôle le rôle des religieux en situation buñ tollee ci situation dans une situation de crise et de panique parce que fi mu toll nii nag àdduna bi yëpp ñu ngi ci rawatina suñu réew ñu ngi ci panique mais ñu ngi ci crise léegi bàyyil ma yokkal la ci benn ci ñaar yi nga wax muy avertissement tamit boo xam ni day permettre nit ki di gën a reconnaissant la in shakartum la zidannakum démb maa ngi dégg luwaat ngay firi xasida sëñ Tuuba bu kun kaatiman ma siy dégg laa tuksiri shakwa maanaam bul di bari looy jàmbat gis nga ñoo xamante ni tey dañu nekk ci kaw suuf lu xew ñu indi jàmbat amul ku dul liggéey nga fekk ku bërëbu liggéey kaalam laaj ko na liggéeyam demee te du nekk di jàmbat sama patron fayu ma normal bu dee patron bi mu ni sama liggéeykat bi du respecté wul heure yi bu dee ku nekk ci transport bi mu ni oh dëkk bi daa dëgër maanaam ñëpp ngi jàmbat yoo xamante ni teguñu ko fen léegi lii bu mu ñëwee nag tëj lépp rap nga gis ci père de famille wala nga gis ci ñoo xam ne dañuy toog pendant 3 mois xëyuñu. Effectivement. loolu mooy avertissement pour nit ki xam ni. lii mu am ci kaw suuf daf ko war téye bu baax. parce que avertissement bi moom mooy ni buñ ci jugee kon waratuñu def erreur yi nga xam ne moom la ñu defoon. waratuñu def erreuru jàmbat. d'accord laa tuksiri shakwa daf ko wax pour borom sàkku xam-xam. waaye pour ñëpp la. tax mu ne fa kun si domaine boo mënti nekk. da ngay jéem a wane jom. jéem a di accueillir lu la yàlla jox. ok. surmonter les épreuves. voilà surmonter les épreuves. ok incha allah léegi pour dellu si waat si discours religieux yi. discours religieux moom moo war ñëw cadrer lu mel nii. ok parce que bu demee ba lu mel nii am. mu ngi mel ne rek nit ku feebar nga ñëw ni ko boo demee fële doo dee boo demee foofu feebar bi dana wér. te nga bañ toog def ay solution pour feebar bi wér. maanaam dañuy def li ñuy tuddee tawaakul bañ a def tawakkul. bañ def tawakkul boobu. la ñuy def. tawakkul daal mooy ni yàlla baax na yàlla baax na. te doo def yitte tawakkul nag mooy nga def yitte. te boo xoolee alxuraan. tawakkul maanaam bu ñu koy firi ci actuellement fi ñu nekk mooy ni respecter les mesures de barrière yi nga xamante ni les personnes en la matière ñoom ñi nga xamante ni seen xam-xam ci loolu la màcc ñoom ñoo ko joxe. parce que tamit ni may wax ni bu ñu nekk ñu paradoxal avant pandémie bi di am avant lii di am ku ci feebaraan da nga daan dem hôpital on faisait confiance à nos médecins ñu ngi leen di sargal ci yitte bi nga xam ne ñu ngi koy def kon lan moo tax lii ñëw tey jii ñuy dégg yenn yi kon war nañ leen mën a jox la même confiance bi nga xam te ne la ñu amoon parce que ñoom ñoo jàngi woon suñu yaram yi ñoom moment bi ñuy jàng suñu yaram ñun ñu ngi ci yeneen caméraman bi mi ngi doon jàng caméra ñun ñi ngi doon jàng ci domaine yi ñu nekk ñoom loolu la ñu doon jàng kon nañ leen nangul lool ñu ñëwaat ci discours religieux bi nga wax ban façon wu discours la ñu war a. waaw discours bi ba ma si jëkk xool. mooy dafa war nekk discours boo xam ni mooy acceptation ba pare ni kat lii lu am la parce que al muslim loolu mooy lu jiitu ci moom. iz qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin maanaam bu mbir ñëwee rek na nga accepté ni lii nii la. bu ñëwee ba pare nag bu mu nee xaalatil aarabu amanna qul lam tu'minu maanaam wala xin qulu aslamna boo accepté ba pare il faut nga engagé wu. mooy al muslim parce que aslamna bi mooy acceptation bi. waaw amanna bi mooy engagement bi mooy mesure barrière yi nga doon wax léegi. ok boo xasee ba accepté ni danger am na rek. nga jug te sababu nuzul alxuraan aaya yi ci bëri. dafa ñëw pour régler ay crise dañuy toog ba si yàgg di dund benn situation te pendant 23 ans. di dund benn situation boo xam ne amuñu ci seen biir
benn genre répertoire bu leen permettre ñu régler loolu. alxuraan wàcc ni leen kat pour discours bi nii ngeen war doxale loolu lu ci am solo kon discours bi mooy képp kuy religieux na wax doomu aadama yi ñu am conscience ko ni kat lii nii kat danger la te yàlla noonu la ñu éduquer nun sax si jamono yenante bi ma jox la exemple ci rek ci sàngara premier discours bi si ñëw dafa indi conscience ko ni kat lii am na tuuti njëriñ waaye mbon gi ak lu muy yàq moo ëpp lu muy defar parce que njëriñ boobu noonu ñu ciy wax mooy ni boo ko naanee bu la fekkee ci ay problème mën nga fàtte ko tuuti benn moment rek di nga ko fàtte tuuti wallaahi léegi moo tax mu ni yasalunaka anil xamri wal maysir qul fiihima ismun kabir wa manaafi'u linnaas léegi nag bu waxee boobu ba pare mu toog am na borom xam-xam yu ni diggante boobu ak ñu koy dindi mu jeex wax na ni laa taqrabu salaata wa antum sukaara parce que crise la fekke kuy julli ci saxaaba yi di jaawale qul yaa ayyuhal kaafiruun di ko mu ni lii kat kon comme yéen a ngi julli bu leen ko def. mais kon ñun jàpp nañu ne kon ndekete religion du opium du peuple parce que Covid-19 wane na ko parce que am na ay vieilles traditions yoo xam te ni kenn xalaatul woon ni les mosquées allaient fermer leurs portes kenn yaakaarul woon ni tey jii nii ki daan julli ji ci jàkka dina toog 2 mois ba 3 mois julli jiwul ci jàkka kan moo mënoon xalaat ni korité dina jot duñu ko julleendoo ci mbooloo. kan moo ñu naan korité majeure partie bi ñu ngi ko jullee ci seen kër yi ak yeneen daayira yi daan amatul yooyu noonu yëpp tey jii nii kon ñu jàpp ne ndekete kon ci diine ji li leen saa salaam doon wax diine bi ñu yor diine wasatiya la muy juste milieu mais diine bu modéré la maanaam jamono ju ñëw lu nekk ak ni jamono ju ñëwee on doit essayer de s'adapter ci li nga xam ne moom mooy situation bi ñuy dund. wallaahi. léegi adaptation boobu comme ni nga ko waxee mooy déjà acceptation bi et puis boo accepté nga engagé wu pour mu jóge fi léegi pour daaneel li ma doon wax léegi bu mu naan rijsum min amali shaytaan fajtanibuhu kooku éducation la te am na ñu ni pendant 7 ans la pour mu wax ni conscience du mal et puis nan ngeen di def ba mu génn fi kon bu ñu amee conscience du mal rek dañuy def ay effort pour loolu mën fi jóge moo tax mesure barrière yi nga doon wax léegi am ci solo nit ñi respecté ko bien vrai que ni yëpp nekkul lu doy pour xeex corona bi mais moom moo fi am comme lu mën a répondre kii bi propagation wu corona bi kon doomu aadama yi respecté ko loolu religieux yi dañu war toog wax leen ko politique yi toog wax leen ko ak keneen koo xamante ni nii ci bépp domaine boo mënti nekk war na wax askan wi mu fexe respecter yenn mesures yi. effectivement et aussi tamit ñu bañ a nekk trop de fanatique ci religion parce que am na benn saxaaba bu mës a kalaame ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn imam bu doon guddal ci wàllu julleem mais ñu gis ne biñ ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mer na mer goo xam ne saxaaba bi nee na mosuñoo gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mer boobu biñ ko la bi waa ji ñëwee imam bi mu ne ko bàyyi leen di fitnal nit ñi ci diine mu ne leen yassiru wala tu'assiru yombal leen te bañ di jafeel mu ne bashiru wala tunafiru mu ne na ngeen di bégal nit ñi ban leen di leen wax discours bu leen di dàq mu ne ndax tamit amul kenn koo xam ne mi ngi ëppal ci diine lu dul ne diine ji dina mëdd ci kawam ba moom dootul mën a jóg kon foofu noonu yaakaar naa ni religieux yëpp war nañ bàyyi xel ci côté boobu noonu ñu fexe tamit di gën a jàngat doxinu société parce que mënoo di wax ci diine te doo jàngat doxinu penc parce que bu fekkee ne li nga jàng ci diine da nga ko bëgg a yemale rek ci mbiru daara yow waxoo kese ay daara kese parce que ñi ngay waxal majeure partie bi jànguñu parce que yow yaa aaya yi ngay wax yow yaa ko xam ak keneen ak keneen ñun minorité bi ñoo fi mën a wax ay aaya yu jub ak ay hadis yu jub donc la majorité bi nga xam ne la ñuy waxal mooy c'est des profanes ci diine ji. léegi li nga wax nii. lu am solo la surtout ci xeex bi ñu nekk. parce que xam lu tax mu am solo mooy que ni discours mooy changer peuple te pour mu changer peuple il faut mu adapté wu ak lu peuple bi du dégg. gis nga ay nit bu ñu àndee ba ci biir famille mën nañu nekk di xuloo di xeex mais bu ñu amee danger rek da ngay gis ñu commencé uniru pour xeex contre loolu lii nag moyen la pour ñun suñu biir bopp ressaisiru xeex pour mu jóge fi waaye bu fekkente ni loolu rek la ñuy liggéeyal
nun duñu sore foofu la cohésion sociale di amee solo. léegi foofu noonu ci cohésion sociale boobu nga xam ni moom mooy jàngat bi ñu mujjeel ci thème bi maanaam ànd boobu ñu war a ànd ci dundinu penc naka la mën a ñoŋee mais man parti boobu dama gis ci itam ni ñu ko war a dundee dafa des mais nag ñu ngi ci magnifier wax dëgg yàlla taxawaayu religieux yi par exemple sëñ Mountakha Bachir génnee 200 millions pour xeex li nga xam ne moom mooy Covid bi ñu gis ne sëñ Babacar Sy Mansour ak ñeneen ñi mu ko bokkal jël nañ ay mesures jël ay taalibe confiné leen di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan te duñu génn fa ñu nekk parce que responsabilité autorité religieuse responsabilité bi dafa rëy. parce que Serigne Babacar Sy Mansour la mu def ca Tivaouane gis nañ ni kon taalibe yooyu noonu doon fa jàngee ñu bàyyi leen ñu exposé wu ci mbedd mi mais mu jël leen tey pourtant la mu fay def tamit mooy jël ci alalam di dundal ña fa nekk de même que li nga xam te ni moom la sëñ Mountakha Bachir def loolu tamit yaakaar naa ni ci cohésion sociale bi am ci solo. wallaahi lii nga wax nii lu am solo la gis nga discours religieux. boo yëgee ci kaw a kaw benn problème amu ci boo yëgee comme ni nga ko waxee ci ay xalifa amul benn sikki sàkk leer na nañ parce que ñooñu xam nga lan moo leen yitteel ñooñu ay sage lañu ñun nag mooy ñu nekk ci diggante bi ak ñu wàcc ba ci suuf a suuf ay nit ñu intelligent lañu ma jox la différence sagesse ak intelligence. intelligence mooy koo xam ni muus na pour xam suñuy différence accentué wu ci pour def la noonu. sage nag mooy ku muus pour xool lu ñu boole mu accentué wu ci pour defar dara exemple bu gën a leer jëlal Hitler lu indi 39-45 boo liiree Mein Kampf Mon combat Hitler ku intelligent la woon xam na nu mu doon def ba dajale maasu ay nit dajale leen ni leen kat yéen a fi gën ñëpp ñu nekkul ci yéen rek di wàcc ba ci suuf kii nii la nekk kii fii la nekk yéen ak yéen a nekk ci kaw a kaw. classe sociale xool différence yooyu utiliser ko ba indi lu mu indi gis nga fu mu mujj kon ñun suñu intelligence moom lu Hubert Reeves di wax ni intelligence ñàkkul ci kaw suuf parce que moo nekkoon suñu première arme pour xeex jamono bu ñu nekkee ak mala yi ci la ñu commencé. amuñu laaf yu ñu naawee amuñu ay ngandi bañ comme segg pour xeex mënuñu daw yenn daw yi comme segg tamit léegi lenn la ñu amoon mooy intelligence pour lutter contre yooyu di ñu attaqué léegi yooyu ñu doon lutter nag si la ñu commencé créer ay fronde mooy lance-pierre ay bant ay kii ba créer tey ay armes intelligence kon ñàkku fi problème bi nag mooy sagesse mooy l'utilisation de l'intelligence de la façon la plus intelligente possible maanaam di xool ci yoo xamante ni moom moo ñuy jëmale kanam te loolu mooy objectif gis nga yanante bi bu mu ñëwee sallallahu alayhi wa sallam bu mu ñëwee Makka yàlla parce que Makka la ma si nekk mais biir Makka bu ko yàlla di jox alxuraan ak mission yàlla dafa def Mohamed ci boppam nekk kenn ci ay jikko ku mu tànn pour mu doxal mission boobu tëbul rek tëb xëy ni ko jëli fi ñuy ñëw toog étape après étape la ko doon demal processus la moo tax Ash-Shatibi bu muy gis nit ñi di xeex pour affaire naan kii moo am jàmm kii moo am dëgg kii amul dëgg moom dafa ni kat nañu xool maqaasid yi mooy finalité yi yenante bi dafa amoon but dafa amoon objectif finalité yi nag bu mu ko jëlee juróom yi la ci tënk ba Ibnu Taymiya moo ci yokk benn bu juróom-benneel mooy xifzul ird bu si jëkk mu ne xifzul nafs mooy doomu aadama amul droit ñëw jël ba kanam beneen bi mooy xifzul aql fa la ñuy teree sàngara nit ki dafa war di lucide fu mu toll bu si topp mooy xifzul diin laa ikraha fi diin xul yaa ayyuhal kaafiruun fin bi lakum diinukum waliya diin bis mel ne nit jàng ko mais duñ ko jëfe respecter religion wu nit ki ku si nekk ay croyance am beneen bi mooy xifzul nasl mooy progéniture bi moo tax njaaloog lépp lu ci aju ñu tere ko beneen bu mujj bi mooy xifzul maal
société booy dund mu am yii la ku la ko protégeel yaa ngi ci société boo xamante ni tey si tey am nañu ay porte yu leen permettre cohésion sociale am. kon da ngay firndeel ni juróomi mbir yooyu nga wax yi ñu war a sàmmanteel muy bakkenu nit ki, alalam, dignitéem, yooyu noonu yëpp dafay consolider la cohésion sociale te loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy sagesse. léegi ci bu ñu mënee résumer yi nga xam ne moom la ñu fi wax yëpp est-ce que mën nañu xam à qui la priorité? Est-ce que la religion, la cohésion sociale wala le Covid-19? Parce que dafa mel ni am na guerre des priorités boo xam ne moom moo am wala foofu noonu dañuy wax ni actuellement dañuy boole ñetti ñëpp kenn ku ci nekk jàpp mu mel ni ay anneaux ci wàllu chaîne pour que ñu mën a dund boo xam ne dund bu stable la. léegi pour wax ni ban moo war a priorité ci yooyu dama jàpp ni bu si jëkk mooy l'objectif à charia maanaam yoon te firéewuma charia comme ñëw di dagg loxo nit ñi wala di charia mooy benn yoon bu am fu mu jëm te loolu ku ko am ci sa àdduna muy sëriñ yi ngi fi tudd yëpp loolu la ñu am moo tax seen base des fi ba tey parce que objectif mooy tax nit ki bu amee ennemi bi du guerre bu muy am ak ennemi bi du yem ci ennemi bi kese. parce que boo ñëwee di dund mu ngi mel ne rek ñun en tant que noir suñu réaction yu am comme deewu Floyd bi réaction yu justifiée la yu am solo la mais lu doon suñu problème mooy lan mooy suñu objectif après ça. xam nga boo nekkee ku réactionnaire lu ñëw rek. da nga ciy dem noonu. lu ñëw rek da nga ciy dem. yaakaar ne loolu mooy dëgg tey si tey yow noonu nga bare identité boo toogee ak ay borom xam-xam. dañ lay wax ne borom xam-xam bi boo toogee ak ay noir kese ñu ne borom noir kii noir bi boo toogee ak ay jullit maanaam plus ngay xool li ma la wax ci sagesse rek plus ngay xool lu la bañ a différencier ak nit ñi maanaam lu tax nga niru nit ki plus nga xam ni boo amee objectif moo gën fuuf nga nekk koo xam ni da nga toog rek nekk ku réactionnaire te jullit warul doon réactionnaire exemple bu ci gën a leer bis ba ne ñu wax ko mooy yenante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni am na nit koo xam ne da doon ñëw di sànni ci buntu këram mbalit mënoon na ñëw xuloog moom xeex xëccoog lu nekk mu def ko dafa toog ba bis kooku ñëwut mu fëgg ko ni ko lu la dal action boobu nag objectif moo la koy may te objectif bi xam nga léegi dem ni la muslim mooy nangu mu'min mooy engagé wu mais silm ci muslim la jóge yaa ayyuhal lazina amanu duxulu fi silmi kaafa mooy objectif bi parce que moom mooy foofu lépp ci la dugg respect du bon voisinage ci la dugg mais aussi le respect des rapports sociaux parce que moom mooy al muamalat li nga xam ne moom la ñuy jàngale souvent mais muamalat gis nañu ni tamit branche la boo xam ne ñi ngi ci woo prêcheurs yi religieux yëpp ñu gën a accentuer waat ci muamalaat yi di ko jàngal ñi nga xam ne ñoom ñooy njaboot yi parce que ñu mën a am dund boo xam ne dund bu ñoŋ la Maodo suma technicien mi ngi may wax ni waxtu bi daf ñu dab ñi lay jox sa nga joxe kàddu gu mujj gi ci émission wallahi pour mujj rek damay nettali benn légende bu fekkee mën ngeen ma ko may mooy la légende du colibri boo xamante ni tey moom kii moo ko doon joxe sax ci benn conférence am muy Pierre Rabhi mu ni dafa am benn daay bu tàkk ci àll bi léegi bàyyi ma yëpp ku ci ne di daw mennum picc bu ñuy wax colibri mooy dem ba ca géej gi jël ci begam tuuti ndox ñëw pour fay ko ñëpp ni waaw yow kii xanaa dafa dof mu ni dafa ma de damay def sama part pour wane ni lii bu xasee ba am ku ci nekk na def paaram muy religieux di économiste di ak koo mënti doon na nga def sa part bu mu jug fi ñu bokk ci benn yoon macha allah ñuy ñëpp di gërëm ñi kaddu yi am na solo nii lay demee saa su nekk ajjuma bu jot incha allahu taala amoon nañu mbégte nag ak contentement dalal fi ki nga xam ni moom mooy Maodo ku ko déglu xam ni waxee na ak xam-xam waxee na ak gëstu waaye tamit wane na oti itam honnêteté intellectuelle am parce que ñi mu fi tudd ñëpp ay borom yi xam-xam indi na fi ay référence ñu leen wan ni ñun suñu dund fii ci kaw suuf mënuñoo dund te duñu dund ak suñu diine ndax une vie sans religion est une vie sans principe
une vie sans principe est un bateau sans gouvernail. Et nous vivons actuellement dans un monde en pleine mutation. Mais mieux vaut rester sur ses gardes pour ne pas tomber dans le piège. Rester sur ses gardes boobu, c'est en respectant les mesures barrières édictées par les autorités compétentes sanitaires yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jox digal ci ñu respecter mesures yeeg yooyu moom ngeen ko gisee nii ci émission bi respect distanciation sociale bi ñi nga xam ne noonu lañ ko defee ci biir émission bi di leen gërëm di leen sant di gërëm itam sunu partenaire sponsor bi nga xam ni moo accompagné émission bi di Ly et Frères nekk fële ca Sandaga en face service d'hygiène di jaay ay téere di ci yëngu li leen ci sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla gën leen yokk gën a yàggal seen taxawaay di nuyu ñëpp ñi nga xam ne rek jàpp nañ ci émission bi ñi nga xam ne ñoo ñuy envoyé thèmes yi daay tamit di woo tamit jeunes yëpp ñu xam ne émission bi seen émission la ñu gën ci jàpp ci commentaire yeeg partage yeeg yëpp ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm fii ñu génn nag suñu ki ñu habillé mooy suñu frère Mbaye Lam moom moo jaar fii ci yére bu taaru bi macha allah di ko ñaanal yal na yàlla yàggal taxawaayam incha allah di leen jox dig daje ba àjjuma ak jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.